mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bismillah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci waajtaayu gàmm gi ëllëg ak jàmm ñu koy màggal fépp ci Sénégal ci Ndakaaru nag ca Médina Juma Alwar ñoom ña nga ca waajtaay ya lépp lu ci jëm wax rawatina ci wàllum kaaraange ña nga ca ngir xaar askan wi Free Orange di kujjegu métti sax dox ci ñaari kër yooyu nga xamante ne dañoo yore bu mu jokkooy ci réewum Sénégal nag waa Orange xaar ba waa Free ñëw gannaaw ak weer goo xamante ne askan bi yëpp dañoo màbb wutali leen ndax ay njëkk yu yomb ni Orange ñëw daal di dàbbali mu mel ni ku jëgoogee nag askan wi daal dinañ ci àddu ñu wax ci wàllum dem gékk dikki gékk Sénégal dem dikk di ay bus yu mucc ayib bus yoo xamante ne day dem ci gox yu fasantikoo yu nekkee ci réew mi askan wi nag di leen sant di leen gërëm loolu tax ñu daal di ci ndërmeelu ànd ak ñoom ba ca Vélingara xool dem gékk dikki gën a mu tëree waaye it naka la ñuy toppatoowee client yi loolooy ponk yi balaa moo jeex daañu dem ca Tiwaawoon fekk fa suñuy ndaw ñu àndul ñu la gën a fës foofee ca dëkk bu sell bi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy faram fàcce. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi nu ko junjee lañu koy door rek lépp lu jëm ci wàccaayu gàmm gi ëllëg ak jàmm ñu koy màggal guddip yonent bi fépp nag ci Sénégal Tiwaawoon Kaolack Médina ba ci Ndakaaru gi ñu nekk ca Juma Alwar nekkee ca Médina lañu fa gis nag ña nga ca wàccaay ya daanaka sax lépp yemb na wàllum kaaraange gi it desul benn yoon ginnaaw ñu doxantu fa ak suñu ndaw Souleymane Diallo Ndeye Amy Ndiaye reportage. ay waxtu des ngir ñu amal gàmmu gi. fii ci jumaay Alwar ñu di ko woowee jumaay Omarienne nekk ci Médina Dakar ay at a ngi nii ñoom ñi màggal guddi gi fii comme fépp ci Sénégal ñu ngi nekk ci wàccaayu guddi gi lee mu ngi ko sos en 1947 baas yi taxaw nii li mandarga bu ñu wone mooy gàmmu ji aywa teeru na incha allah ëllëg aseer ci ngoon à partir de 17h xalifa bi dina fi ñëw ànd ak taalibe yi gàttandu ay ganam. teewaayu autorité yi tamit nekk lu ñuy xaar ëllëg ci aseer bi ci cérémonie officielle bi. si gouvernement bi di président de la république monsieur Macky Sall su leen gàttandoo waxtaan ak ñoom waa gouvernement bi ñu rotal seen kàddu xalifa bi tontu leen ñaanal réew mi ñaanal àddina wërngal këpp jàmm ak salaam. li jëm ci wàllum berne moom nekk lu mënul ñàkk ci guddi gi. waaye loolu ci ziyaara gi lay gën di fes. day am ay xéewal yi nga xamante ne dina am pour taalibe yi lu ñu xéewalu suñu ñëwee ci gàmmu ji ndax aywa xottu saaxu kese mënul taxaw soo ñëwee foog nga lekk foog nga naan te tamit ñi woote tamit ñoom tamit xam nañu loolu soo wootee foog nit ñi lekk foog nit ñi naan loole yëpp dañ koy waajal ñu daal di ko préparer. wàllum sécurité itam desul ginnaaw ndax dafa nekk lu am solo ngir gàmmu gi. jaar yoon. il fallait mu am sécurité bu xam kër gi parce que mooy permettre ñun ñooy defar barrières yi xam fu jigéen yi war jaar jigéen yi di ziar ak ñi nga xamante ni góor yi di ziar ba kenn du laaleeg sa moroom. nawafil zikr wird nekk lépp lu jullit yi mën a def ngir màggal guddik sang bi di yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ñu desandi ba tey ci gàmmu gi fii nag ci Ndakaaru rawatina autorail bi ñu dippee petit train bleu bu banlieue bi ñoom na it ña nga ca waajtaay fukk ak juróom-benn nag dem ak dikk la fas yéene def ngir yóbbu askan wi bëgg a dem fële ca Tiwaawan ñu dem nag fekk leen ca bërëb ba nga xamante ne fa la ñuy amalee waajtaay yi nekk ca aan xool mbir yi naka la tëree ak suñu ndaw Abdourahmane Ly. petit train de banlieue noppi na mi ngi woote ngir wutali ji Tiwaawan ngir gàmmu gi mu di dispositif bu kilifa yi jël te nar a yóbbu lu toll ci 400 nit bés bu ne ci juróom-ñeenti yoon yu muy dem ak juróom-ñaari yoon yu muy jógee Tiwaawan wutali ci Dakar. circulation yi mu ngi commencé alxamis bi tombeek tëju burtu bi donc am na ñaari train yu dem benn bi 15h beneen bi 17h tey jii nii di àjjuma dina am ñetti train yu dem bu 9h30 bi dem na léegi si kanam 15h ak 17h dina am yeneen ñaar yu dem suba nag nga xamante ni mooy samedi di tombeek jour gàmmu bi dina am ñeenti train yu dem diggante 10h ak 17h bu ñu demee ba gàmmu nag ba ca ëllëg sa ba mooy dimanche dina am juróom-ñaari train yoo xamante ni ñoom ñooy jóge Tivaouane pour dellu si fii Dakar diggante 7h ba 20h lépp lu jëm tamit ci wàllu sécurité aussi dañ ciy taxaw ni ñu koy defee mooy dañuy liggéey en collaboration ak waa gendarmerie
ak ay ASP bu ko defee lépp li nga xamante ni mooy sécurité ci gare bi ci environ gare yi ak tamit sécurité ci biir train bi dañu koy assurer. jëm si kaaraange googu petit train de banlieue mënul woon wutali Touba ndax ñàkk kaaraange gu ñu nemmeeku woon jëm si raay yi. Touba li tax demuñu du suñu coobare xam nga ñun li ñu yor moom mooy ay train pour muy dem di ñëw mais dafa am yeneen yoo xamante ni ñun ñoo koy gérer par exemple ñun ñu ngi sous tutelle du ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ñooñu noonu ñoom ñoo mën a joxe autorisation pour dem autorisation boobu nag jotuñu ko donc looloo tax demuñu mais ñun jëloon nañu suñu ay dispositions donc lu tax demuñu du si ñun parce que ñun pare woon nañu. li jëm ci kaaraange ci raay yi loolu moom mën nañ ne duñu am benn jafe-jafe lu tax ñu sañ wax loolu moom mooy ni que Tivaouane dafa nekk yoon boo xamante ni dañ ko xam comme li ma doon wax léegi 5 jours dans la semaine mooy du lundi au vendredi dañuy jóge Tivaouane ñëw fii Dakar si ngoon si ñu jóge waat Dakar dem Tivaouane donc dafa nekk yoon boo xamante ni xam nañ ko looloo tax mën nañ assurer ni que foofu moom du am benn jafe-jafe. loolee la soxna si xam moo tax mu ñëw ngir jënd si biyeewam ngir wutali ji Tivaouane. train bi moo gën a am sécurité moo gën a gaaw ak aussi moo gën a confortable ci man waaw chaque année moom laay jël mais retour bi laa ko doon jël ndax bu ma doon dem dafa doon am ku ma doon yóbbu mais retour bi laa ko doon jël mais booy seet ni que bu may jël ci retour bi bu nekkee ci gaaw moo gën a gaaw bu nekkee aussi ci sécurité aussi moo gën a am sécurité. bu ñu sukkandikoo si askan wi ñu dékk suñu micro nag que mu nekk si saxaar si wala si oto yi mu nekk si raay yi wala si tali gi mooy tëndiku war na képp ki nga xamante ne mooy chauffeur ngir rek wàññi li nga xamante ni mooy limu l'accident yi. dañuy daal di dugg ñu nit autorail boobee wutali ca Tivaouane fekk fa suñu ndaw kenn ci ñoom Cheikh Sall maa ngi lay nuyu bu baax. ñu sàbbaal ko mu sujjoot ko. ñoo ngi lay fay soxna Soda Diakhoumpa di siyaar mbokku téléspectateurs yi ITV yëpp fu ñu ma nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen dalal ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Tivaouane comme loolu nga ko waxee. tey jox di daje ci njeexitalu xibaar yi ngir nga jukkil ñu la gën a fës foofee ca Tivaouane ñu dellu si waat ci Ndakaaru wax ci ñu yore bu mu jokkoo yi bokk na ci ñaan ñi nag ñu nekk ci kujje gu métti mooy Free ak Orange ab weer nag gannaaw ba Free gusee ci réewum Sénégal yombal ay njëgam askan wi mabbu wutali ko waa Orange daal di ñëw dàbbali mu mel ne kujje nag baax na loolu ci réew ak ci li mu munti nekk askan wi nag di joxar bi baaraamul tuuma ñi nga xamante ne ñooy waa Orange ne seen mbir dafa yéex loolu waaye li ñu ciy gis léeg-léeg dalul seen xel reportage Mame Abdou Guèye Kassé. wujjee bu dox ci diggante opérateur yi di Free ak Orange ñu bëri ci askan wi ñoo ngi koy rafetlu comme sëñ bi nekk agent ca ministère des finances. concurrence boobu lu baax la Sénégal yi ñoo ci gagné ndax gis nañ ni bi Free ñëwee indi ay prix yu yomb aussi bien ci connexion bi que ci appel yi. Orange dafa obligé moom it réagir wàññi ay njëgam te loolu yëpp bu ñu ko xoolee Sénégal yi consommateur Sénégal yi ñoo ci gagné bu dee ci wàllu qualité réseau bi tamit ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi wax maa gën la qualité réseau maa gën la qualité réseau. dëgg la ni Orange wàññi na lii di njëgu offre yi ni ki démb wante loolu le ba mu ko waree def dafa yàgg bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom. li ñu wóor mooy loo xam mën nañ ko wax sans ñu trompé wu mooy bu fii ñëwul woon ak njëg yi mu andi. Orange du changé fa mu nekkoon fa lay nekk kon tey jii bu ñu gisee Orange xëy na wàññi ay njëgam topp Free li Free ñëw moo tax. soxna si ci benn centre d'appel lay liggéeyee fii ci Point E moom tamit moo ngi rafetlu rek li nga xam ni mooy wujjee bu dox ci diggante Orange ak Free. concurrence bay tax opérateurs yi mën a wàññi seen prix donc man kenn je me dis que Free dafa yéex a ñëw ne bu teeloon ñëw instant bi Orange dinañ wàññi seen prix depuis bu yàgg. duñ fi nekk suñu salaire bi yëpp ñu koy dépenser ci ay crédit ay connexion ñaata yoon lañ fi kaas pass yoo xamante ne des fois dañ leen naan par exemple ça dure une semaine mu gaaw a jeex wala ñu ne la appel 30 minutes doo woote 30 minutes mu jeex donc bu ñu wàññee seen tarif yeeg yooyu c'est forcément pour nekk ci même niveau que concurrence bi. sëñ bi moom jàpp na ni Sénégalais yi yàgg nañoo sonn si njëgu crédit yi te nag moo ngi dundee yaakaar ni concurrence bi dina wéy. concurrence moom dafa baax si affaire yi parce que concurrence moom bu amee. yaakaar naa ne gars yi nañ tollale niveau yi nañ jéem a tollale niveau ndax Orange instant yi ñu ngi dañuy jéem a dem si niveau Free dëkk bi dafa métti boo bëggee di jënd chaque jour crédit 2000 francs nga woote ci benn jour ñu ne la jeex na boo gisee lu gën a yomb da ngay dem foofu. ñu bëri ci askan wi te nga xam ni dañoo yàgg joytu lii di seeraayu offre opérateur yi ñoom nag ñoo ngi rafetlu rek lii di concurrence bi te di dundee yaakaar ni dina wéy lu ñuy ñaan nag jamono ji mooy opérateur téléphonique yi gën a bëri ci réew mi. ngir su ko defee ñoom ñi le seeni poche
gën koo yëg. Mamadou Gueye Kassé suñu yëf nag di ab chaîne bu yees boo xamante ne dañu ko jagleel cinéma réewum Sénégal ñu mun ko am nag ci bouquet canal 216 démb la ñu doon amal lancement officiel bi fii ci Ndakaaru acteurs yeeg producteurs yi di ko rafetlu am njort gu rafet ne dina leen dimbali bu baax ci seen liggéey Mamadou bi passé sa xos si di ña. waaw moo tax ma kontaan yow ba dama leen baptisé suukar. sunu yëf di turu chaîne caada bu bees bi Canal Plus andi chaîne bi nag lu ko tax a jóg mooy fësal ay film ak i série yu Sénégal yi def. sunu yëf venait compléter la chaîne des droits de l'audiovisuel. sunu yëf nag li ko tax a jóg mooy yokk wàllum cinéma fii ci Sénégal ñëpp xam nañ ne nag film normalement day jaar d'abord salle cinéma balaa télé yi di ko teg sunu yëf nag dina tax ba yoon boobu mën a am. ils ont un nouveau territoire d'accueil dans la chaîne des droits de l'audiovisuel. ñi yëngu ci wàllum cinéma bi nag jàpp nañ ni sunu yëf dina andi lu bees lu bëri ci milieu bi ba tax ñëpp mun ci gis seen bopp. bon suñu yëf li ma gis ne mën na ko indi mooy maanaam yokkute la indi lu bees indi dajale mais également indi gën a fésal li nga xam ne ñun acteurs yi bon les acteurs comédiens ñi ngi koy liggéey mu gën ko fésal en tout cas indi ci doxalin bu bees. yaakaaruma mu nekk concurrence sur télévision Sénégal parce que plateforme yi yemul. parce que c'est un bouquet qui est payant donc ku am tuuti moo ci dugg alors que fële c'est le freelance ku neex nga jàpp mais fii aussi ñoom tamit il faut ñu xool seen ay abonnés nan leen di bégalee ci contenu yoo xam ne ñoom bëgg nañ ko ak la qualité donc je crois que s'il y a concurrence c'est une concurrence saine. sunu yëf nag du yem rek ci wane ay film ak i série yu bees yi waaye tamit dina dekkil théâtre yu doon faral di fi am. mi ngi ko mbokk yi ni ñu ko junjee woon ci ndorteelu xibaar yi daañu wax ci wàllum dem géek dikk gi ànd ak waa Dakar dem dikk wala sax Sénégal dem dikk xool ci biir réew mi ni ñuy yoralee dem géek dikk gi askan wi nag gis ne bus yu bees yi ñu fi teg wala sax bus yi leen di yóbbu ci gox yu fasantikoo yi gox yu sori yu mel ne Ziguinchor ak Kaolack ak Vélingara la ñu koy dundee rafet na loolu ndax danañ dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm it lépp lu ñu soxla daañu ko fekk ci biir bus bi ñu daal di cee ndërmeelu suñu pëndaaw Mamadou Bipa Sissoko Souleymane Diallo àndoon ak ñoom doore ko fii ci Ndakaaru ba ca Vélingara ñoom it nañu dellu si waat nañu ko dundee woon reportage. te 7h50 terminus Liberté 5 ay simili des avant départ bus Sénégal dem dikk yi voyageurs yeeg conducteur ak responsable ligne yi ñu ngi ci dernier réglage yi 8h jot bus bi jël départ am jëmale Vélingara. pour améliorer confort yi passager di nekkee bus yi nañ ko climatiser te bu eggee Tamba ak Kaolack day def ay pause yu 20 minutes. pratiquement sama voyage yi may def yëpp moom laay jël su may jógee Dakar di dem Matam moom laay jël su may jógee Matam aussi di ñëw Dakar moom laay jël mais comme dama am mission Tamba bi ma nekkee Matam laa def réservation après ma ñëw Dakar pour rallier Tamba. non sérieusement conditions yi c'est baax na quoi en quelque sorte. parce que tamit loolu moo ma motivé ba tax man ma bàyyi yeneen transport yi pour ñëw Sénégal dem dikk. Confortable parce que je m'attendais pas aussi que clim bi seddee ni surtout. pour professeur histoire géographie bi nga xamante ne tey faral di def déplacement bi conditions yi ñoo ko convaincre waaye loolu taxul ne noté na quelques points yi nga xamante ne war nañ ci defar amélioration. man moom li may recommander moom numéro yi ñu taf ko rek ci 16 yi moo gën. parce que client yi parfois da ngay gis client dugg di wër numéro bi gauche à droite loolu moom daa xaw a métti loolu dafa xaw a métti ci même poubelle yi sax bu ñu amoon ay genre poubelle sax ñu teg ko noonu ci biir. avant ligne bi di am nag bus yi di jëm Kolda la ñuy war a dem Vélingara doon jël waaye léegi Dakar Vélingara la ñuy def sans détour waaye ñi jëm Tamba aussi ñu ngi siy profité su fekkee passagers yi qualité service bi convaincre na leen jàpp nañ ne ay amélioration aussi war nañ ko def. pour l'instant ñu ngi départ 6 heures mais parce que boo xoolee yeneen lignes yi yëpp yu ci bëri sensé nañ leen mais comme liggéey bi parfois dañuy sensé xool su fekkee ne baax na arrangé na clients yi ñu continuer def loolu mais xam naa bientôt dinañ sensé départ yi quoi. ñoo ngi départ léegi 7 heures au lieu de 6 heures du matin dañu doon départ léegi 7 heures la ñuy départ foofu. mais nag le problème en est que dañu bëggoon toujours xam nga clients yi xam nga toujours soo fay départ 6 heures du matin da ngay bàyyi ay clients xam la da ngay bàyyi ay clients. dañuy tardé parce que léegi le premier bi de ce mois d'ailleurs la ñuy commencé di départ 7 heures mais n'empêche pas que aussi clients yi dañuy tardé loolu mooy problème fondamental bi.
depuis 3 ans tey jii Sénégal Dem Dikk mi ngi amal ay dem ak ñëw ci région yi fii ci Sénégal ci secteur transport boo xamante ne ay accident de la route bëri na ci lool. mi ngook dañuy daal di jëlee fii woto dem ca Tiwaawoon fekk fa suñuy ndaw ngir ñaareelu pàcc lu jëm ci xibaar yi Cheikh Sall nuyu naa la moo bàyyi la ak téléspectateurs yi. jërëjëf Soda Diakhoumpa ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di siyaar mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fii si dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Tivaouane di leen dalal jàmm si xibaaru gàmm gi di ko doore ak kàddu ki nga xam ne moo di xalif général de Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour moom mi nga xam te ni bi yëkkati na ay kàddu yu am solo ni ki démb bi nga xam te ni moom la ñu amee li nga xam ne moo di tëjtee burdu bi woo taalibe yëpp nag fépp fu ñu mën nekk si biir réew mi wala si bitim réew ñu jublu takku bu baax a baax si yeggale yi nga xam ne moo di liggéeyub jumaa ju mag ji nga xam ne moo fi nekk nga xam ne bañ ko naalee yàgg na loolu mu wax ne am na ay taalibe yoo xamante ni bi tey jii takk nañu loolu am nañu pas-pas ngir yeggale li nga xam ne moo di liggéey jumaa ji waaye mu ngi koy yaatal si mbooloo mi yëpp di woo ñëpp ngir ñu ànd ak moom si li nga xamante ni moo di liggéey bi nga xam ne moom lañu fi sóob lu yàgg ngir jumaa jooju mën a yegg ay kàddoom dañ koy teewlu si ki nga xamante ni moo ko taataan di Pape Mafal Fall. ne mësuleen a toog ci benn mbooloo ba dégg ñu tudd ko lii yoon nag boo bëggee def te boo defee mu siiw da ngay nekk ba jekku sogaa wax yàlla dogal na nag jamono ji mu mel na nawet ci xolu nit ñi nag ñépp di ko waxtaane ci biir loolu itam am ay doom njaboot ay bokk yu baax volontaire ñoom ba ubbi ca bunt yaakaar dal di tabbi ñu soog koo mën a wax nag ñu fas yéene yëgal ñépp ni nag mi ngi wax ni ñépp ci lañ bokk ne dina dem nag ci ay détails nag ñépp ci lañu bokk. jërëjëf Pape Mafa Fall si kàddu yu am solo yi nga xam ne taataan nañ ko dañuy des si dëkk bu sell bi di Tivaouane ak taalibe yi nga xam ne jóge nañu fu nekk si gox yu feccanti ko ñëw si bërëbu ziar yi nga xam ne moo fi nekk di ay zawiya ak mboolem nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi tëdd ñoom ñëpp ku nekk siyaar si wala tamit di fësal yéene di woo mbokki taalibe yëpp tamit ñoom ñu siyaar si seen i kàddu ki nga xam ne moo ko taataan daat koy def li nga xam ne moo di reportage moo di Isidore Alexandre Sène ñu ànd ko teewlu. ay rang yu gudd ngay gis ñëpp wutal si xabru ñi nga xam ne ñoom ñoo fi tëdd daanaka ñëw Tiwaawoon te defoo lii di ziara mu mel ni sa gàmm duñ ko nangu ci ñenn ñi. dañuy ñëw feddali gën a renforcer suñu taalibe cheikh bu ñu doon waaw ak bokk bu ñu bokk si biir kër gi waaw loolu moo ñuy waral chaque jour mosuñu ko taare bu ñuy xale ba léegi ñu ngi ñëw. tànk dañoo ñëwoon ziara si bërëdu sëñ bi waaw ñaan nañ yàlla Sénégal jàmm ji nañ gën a ñaan ndax lenn rek la ñuy ñaan suñu kilifa yi wax ji bëri na coow ji bëri na mais lépp dañ di delloo suñu xel ci yàlla rek ndax Sénégal benn bopp la surtout ren wax ji mu ngi jóge fu nekk ci wàllu tarixa yeeg affaire yooyu te dañuy naan ñun ñëpp benn xibla nañuy jublu loo gis buñ ne allahu akbar rek ci nañuy jublu pénku loolu du dara ndax Tijaan beeg Ñaseen beeg Laayeen beeg yëpp benn la. delluwaat nañ ci bërëb yi ñaan seeni borom ñu jaarale ko ci sëriñ yi nga xam ne de ñoom ñoo fi tëdd. ñaanoon naa ko pour mu may ma sama baccalauréat daaw def na yàlla génn naa seeg jàmm. ñoom nee nañu gis nañu ngëneelu ziara ñu ñaan sax seeni yeneen i moroomi jullit ji bu ñu ñëwee Tiwaawoon rek ñu def li ni mel la. waaye ñu ko ñaanee gis ñu yokkute loolu lañ dañ loolu la ñuy ñaan mooy gudd fan ak wér mu gën a fet te yàlla xiir ñu ci lu baax ak diineem te yàlla doon ñu gën ñoo def ay jullit àqan nag ñu xam suñu diine gën ko topp macha allah loolu lañ fi wut si te Seydi Hadji Malick loolu la ñuy sant nga amul lu yonent bi. gàmmu di magal juddub yonent yàlla Mohamed waaye nag lii di ziara moom daanaka kenn mënu ko wuute ndax bokk na ci étape yi nga xam ne de ñoom tijaan yi duñ ko manqué benn yoon.
Alexandre Sène ñu di ko sant bu baax di ko gërëm ak Pape Mafal Fall mi nga xam ne moo fare woon ci caméra bi ñu des ba léegi ci dëkk bu sell bi di Touba dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Tivaouane ak mboolem taal yi nga xam ne jóge fa nañ fa nekk ci gox yi feccandi ko waaye ku wax gàmmu it sa xel dem ci ñi nga xam te ni bi ñoo di jullit yi waaye nekk na loo xam te ni bi fës na ci lool ñi nga xam te ni bi ñoo bokk ci jeneen diine di dinay chrétien ñoom ñëpp takkandoo di àndandoo ci li nga xam te ni bi moo di gàmmu gi fii nga xam ne moom lañ koy amalee muy ab quartier boo xam te ni bi mën nañ ko ràññee muy Kër Maas fii ci dëkk bu sell bi di Tivaouane ki nga xam te moo ci suñu ndaw Pape Ibrahima Ndiaye dem na fa doxantu seeti ñi nga xam te ni bi ñoo di doomi chrétien yi dëkkandoo gi ñu dëkkandoo ak jullit yi ak ni nga xam ne la ñuy amale gàmmu gi ñu àndi teewlu boobu le reportage bi nga xam ne jël na ko fa ànd fa ak ki nga xam ne moo di góor gi Thiam. mu doon ab benn quartier boo xam ne dafa nekk ci xolu Tivaouane di dëggal teewaayu catholique yi ci dëkk bu tedd bi ñu taxawal ko ci atum 1960 Kër Maas ay chrétiens yu bari fii lañ dëkk seen teewaay nag mu dëppoog ak benn histoire mu histoire benn togolais di Elias ñëw fii ci dëkk bi ci atum 1964 ak njabootam. fii en tout cas sama jëkkër dafa génnoon di doxantu mu gis waa raw yi xam ne dañuy ñëw fi di dal ñu tëddal seen liir yi ci biti comme moom médecin la technicien supérieur de la santé mu ne xale yi bu ñu fi fanaanee bu bër setee dañuy feebar mu dugal leen ci kër gi depuis 22 ans ba léegi ñu ngi dal fii te amuñu benn problème. ñuy waajal li nga xam ne mooy gàmmu gi taaliba yi bari ay at a ngi kër Elias la ñuy defee li ni mel gannaaw ba borom këram làkkoo Antoinette Bamkonkish di def kéemtalaay kàttanam di wéyal li ni mel. danañu xëy suba teel def sunu prière xam nga suba dañuy fal juróom-ñetti labbe ci région Thiès léegi suba mees du am fii mais dimanche dañuy dem dalal sunu labbe bu bees bi nga xam ne day ñëw pànje nu jàng fa mees dañ koy dund boole ak gàmmu gi nga xam ne jàmm ji ak yaatal gi ak ñi nga xam ne dem naa ba ànd ak ñoom 22 ans ñu nekk ay mbokk dañuy am doj ma jaale ji paa bi dee ñu jaale si dëkk bu rafet la ñu am amuñu benn problème waaw li ñuy wax dialogue islamo-chrétien ñun depuis 22 ans def nañ ko ak waa Gandiol loolu am na. daanaka ay waxtu rek moo des ñu màggal li nga xam ne mooy gàmmu gi taalibe tijaan yi di bàyyeekoo fu nekk lu ci mel ni Gandiol ngir daal di teewee li ni mel lii yëpp ñu koy def ak seen moroomu chrétien yi ci kër gi de. ni mu ko gisee daal di leen dolli sant ñoom waa kër gi di leen ñaan lit yàlla ndax wala te suru waa suratun wi suruxa bàkkaar waar ñaari loos ci itam ñoom gis nañ ñoom teraanga joo xam ne ji dafa mel ne ñëw bi ñu fii ñëw neex na ci ñoom loolu sax moo dolli bàyyi fi ndax dañu dëkkandoo yoo xam ne yu yàgg lañu ndax ki nga xam ne mooy Nico Mbeng yàlla doog nu jël ci moom soxna moo nu xamale woon bi mu xamale léegi après fee la ñu daan dal ba après bi kër gi xawee xat moom moo nu libéré fii ku ne xam na ni jullit bu nekkee ci biir catholique su fa yaatoo catholique bu am na lu ko yàlla cërale. ci Kër Maas nag daanaka lépp yemb nag ngir ñu màggal li nga xam ne mooy gàmmu gi chrétiens yi ak musulmans yi ku nekk def li la war ngir lépp mën a jaar yoon ci bisu gàmmu 2019. Ibrahima Ndiaye ñu koy sant bu baax di ko gërëm fii si Tivaouane ak ñi nga xam ne ñoo di mbokki chrétien yi ak noonu ñuy dundee gàmm gi des ba léegi fii si dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Tivaouane ak tànki nemmeeku yi nga xam te ne bi kër gi di këru tasu xibaar di groupe Média Invest amal na ko fi tànki nemmeeku si di jëmm ju tedd jooju nga xam te ne bi moo di xalifa général des Tidianes Serigne Mani Sy Mansour mi nga xam ne moo fi nekk tey ak si njiital ki nga xam ne moo di njiital groupe bi Mamadou Ibra Kane ànd ak délégation bu takku amal nañu ay tànki nemmeeku niki démb fii si Tivaouane waaye tamit fësal liggéey bi nga xam te ne bi groupe bi yëpp muy rajo beeg télé bi ak site bi naan nañu ko ànd kook ñi nga xam te ne bi ñoo di waa kër gi yëpp ak mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ngir ñu mën a dugg dënd gi dëgg gàmm gi fépp fu ñu mën a nekk si biir réew mi wala si bitim réew dañuy ànd teewlu reportage bi nga xam te ne bi mi ngi Maram Ndiaye ak Babacar Ndiaye jël nañ ko fa. comme ni ñu ko defee woon daaw groupe Média Invest def nañ ab délégation ngir rek seet si kii di xalif des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour mu doon ab ambiance boo nga xam ni sa mujjël ga bëri na ay njàngale yoo xam ni jàpp nañ ko si. ne bi ngeen toxo ber seen yëf yàgg na fi wala fii nee na jàngaanoo soo mokkalee ber sa daara waaye ku berul daara doo yokku bi ngeen jógee ci i rajo dem ci i TV tànku gannaaw fekk si na bu kanam yokku leen yëf yi daal nekkul ci loxo kenn
jamono ji nga xam ni métier taskatu xibaar bëri ay gàllankoor rawatina xibaar yi nga xam ni dañ koy joxe te warul doon loo xam ne rek moom Serigne Babacar Sy nemmeeku na ko loola waral muy ñaax bu baax a baax groupe E-Media Invest ñu def li nga xam ni moom la métier bi laaj. li ngay wax boo ko waxee ba mu génn sa gémmiñ moomatoo wax ji ndax li ko waral dañuy soppi di yokk di déformer di sos te loolu nag rafetul ci koo xam ni am na conscience ca la muy def waaw koo xam ni kii boo waxee ñëpp gëm la nga wax jàngal wax dëgg te ragal yàlla nag. wax li nga xam ni moom mooy dëgg bañ cee yokk dara lu nu mel kilifay groupe E-Media Invest bàyyi nañ ci xel bu baax a baax te it noppi nañ daal di topp si kàddu yi nga xam ni moom xalif des Tidiane daal di na koy wax. am mbégte rek ginnaaw bi ñu génnee fii tey ci kër xalif bi teral nañu tatagal nañu won ñu boppam et puis ñun aussi mu won ñu ne ci kër gi lañu bokk mu ñaax ñu won ñu tamit par rapport journaliste nitu yàlla la war a doon ndax dëgg lay wax te du xaajale ay mbokk. nitu yàlla lay war a doon ndax dafa war a wax dëgg te dëgg gi tamit dafa war a ànd ak anam mu won ñu ne tamit ci biir loolu war nañu gën a góorgóorlu nag di yee nit ñi te loolu defe naa lu ñu sampoon la te mu nekk ci suñu charte éditoriale. délégation bu groupe E-Media Invest ginnaaw ba ñu génnee si xalif des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour wutali nañ ci yeneen kër yi nga xam ne rek fekk nañ fa njabootu maam Maodo Malick Sy te fépp fu ñu jaar dañ leen a dalal ba noppi rafetlu seen liggéey. boo xamante ni bi kilifa gi di Serigne Babacar Sy Mansour ñaax na ko kilifa yi kër gi nga xam ne moo di groupe E-Media Invest waaye ni ki démb bu ñu fàttali li nga xam ne moom lañ doon def muy tëjte burdu bi tey jii bu ñu xëyee di ajjuma nag ñi nga xam ne ñoo di mbooloo mi di ay taalibe yu takk jóge si gox yi feccanti ko daju nañu fi nga xam te ne bi moo di si jumaa ju mag ji ngir jundi li nga xam ne moo di ajjuma comme noonu ngeen ko gis si image yi muy ñoo xamante ni bi ay taalibe lañu nañ profité si occasion bi nga xam ne am nañu ko si gàmmu gan gi ngir mën a julli juma si noonu nag la ñuy wëlbatikoo janoo ki nga xamante ni bi moo suñu invité Serigne Abdou Aziz Sy Doucouré ñu ngi lay siyaare bu baax mu nekk koo xamante ni bi moom mooy bokk si ñi nga xam ne ñoo organisé tey ji programme bi fii am lu ñu koy wax son et lumière ñu ngi lay dalal jàmm si plateau bi. waaw macha allah ñoo ngi lay delloo nuyoo bi di la delloo ziar bi di nuyu waa E-Media yëpp di ñaan yàlla na yàlla sotti ci kër gi jàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin sëñ Abdou Aziz say ñuy wax son et lumière mën nañoo xamaat rek exactement lan mooy solo sa mbir moomu ñuy amal tey jii di son et lumière si bés bi. waaw son et lumière mën nañu wax ni solo si mooy jamono dafa am ay tànk te Cheikhuna Tidiane Chérif il Fatimi dafa waxoon ni jamono buy dox da ngay dox ni jamono di doxee. ñu ci ñaanal tamit bu baax a baax sunu sang bi fi jóge bu yàggul muy Mawlaay Serigne Abdoul Aziz Al Amin ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi ak taxawaayu mag ñi moom Serigne Abdou moo fi jëmbat son et lumière bi ndax maa ngi rappelé wu année bi ñu ko njëkkee def fi ñu ko doon defee muy fii ñu koy defee tey dafa afoon lool ay bâche lañ ci warale woon ay popeline année boobu lañ ko njëkk a def waaye mu joxe ci ndigal ba pare génne xaalis bu bari def ko ci pour jàppale ñu. te booba li nit ñi miinoon du woon loolu waaye ci ndigalam ak taxawaayam ak it jàmbaaru Abdou Hamid Sy bi nga xamante ni doomam la ak Serigne Moustapha Sy Al Amin Serigne Sidi Ahmad Sy Al Amin ñoom it ñu àndandoo taxaw di ci liggéey ba nga xamante ni anam bi ñuy def daal mooy boole son ak lumière ay lumière la yoo xam ni dañ koy day comme ni ko gars yi waxee lumière bi day wax waaw day wax en même temps ñu ci biir lumière bi am son bu ciy daw son bi nag ay way lay doon way yi génn lu dul xasida mag ñi xasida yi mag ñi bind moom la ñuy way ci biir son et mi ngi wax mu nekkoon Cheikh Sall foofee ca Tivaouane dëkk bu sell bi tey nag ñu amal spectacle son et lumière mu doon dara lapp ganam jégalu bu baax ci yenn rëq-rëq yi ñàkkul dangeen amaat mbir yi nu mu gën a fësee ci suñu yeneen jataayu xibaar des leen di teewloo 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëwoon di leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf ñu nekk ci yoon Tivaouane bi nag ñu leen ñaanal ñu yëg ak jàmm wasalaam.